Ahmed Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziar lu gën a fës ci xibaar yi incha allah. télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës njiital parti Pastef Ousmane Sonko ndax suba dana wuy ji juge d'instruction 8e cabinet bi ko woolu ci kanam tuuti moom Ousmane Sonko nee nañu dana defub déclaration ngir indi ci ay leeral wax ca lu leer ay avocat ñoom janoon nañu sànq ak taskatu xabaar yi ba defub déclaration xamle ca neen la ñu gis ne mooy li gën digal nañ ko Ousmane Sonko moom nag moo yor cëggal guyam wax ndax day dem am déet ci jamono jooje Serigne Abdou Mbacké xalifa njabootuk Serigne Cheikh Khady Mbacké defu communiqué di xamle ne ginnaaw bi ñuy waxtaanee ak moom Ousmane Sonko jox nañu ko ndigalul mu dem wuy ji convocation bu juge bi suba kon ci àllarba ji di yem ak ñetti fan ci weeru mars 2021 tey jii di ñaari fan ci weeru mars 2021 def na at ci bi woppi coronavirus yi duggee ci réewum Sénégal ak léegi at moo xamante ne ji bilan bi benn la mooy wopp ji bari na kon ñoo xam ne sonal na leen juróomi mool yu dëkk ci diwaanu Mbaling ñu réer seeni mbokk ci diwaanu Malicounda la loolee weer woo xamante ne ji ak lu teg mbokk yi xamuñu lañ la ñu nekk tax ñu nekk ci jaaxle jamono ji di sàkku ci kilifa yi ñu dimbale leen ci wër gi mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xibaaru timis yi ci télévision Futurs Médias ngeen taaxirlu ñu faram fàcceel leen ko. avocat yu Ousmane Sonko yi amal nañu ab déclaration tey jii seen digg ak taskatu xabaar yi doon ci indi ay leeral ndax Ousmane Sonko day dem wuy ji suba juge 8e cabinet bi ko woolu am déet li ñu ci xamle moo di moom Ousmane Sonko wax nañu ak moom li ñu war a wax ak moom lu aju nag ci dogal bi moom moo ko war a jël ci yàggatul dara dana def ab déclaration ngir wax ana kon lan la fas yéene def démb tey jii la yooyu la avocat doon janook taskatu xabaar yi mu doonoon ci teewaayu Ibou Kane Younous Diatta. ay waxtu yu néew des laata convocation bi. ba fi mu toll xamuñu ndax Ousmane Sonko dina wuyu ji am déet la mu waxoon leer na duma wuyu ji benn convocation waaye tey jii nag lu ni mel amaana mën na soppeeku. ragal nañ ni su fekkante demul uyu ji ñu lal foofu pexe wala prétexte boo xam ni dañuy def ay provocation yoo xam ni xëy na dañuy ut leneen loo xam ni nañ ko mën a teg ci kawam parce que li ñu teg ci kawam nii moom daanaka du dara ba loolu tax na. ba ñu diisoo waxtaan suñu biir digal nañ ko mu dem uyu ci woote boobu. Ousmane Sonko ci li ko soxal dégg na conseil boobu avocat yi xamle ne ci waxtu yu néew dina jël kàddu gi wax ak askan bi ci mbir mi. ci dossier bi opposé Adji Sarr ak Ousmane Sonko avocat yu leader bu Pastef ñoom amuñ benn jaaxle ci wàllu droit. tuuma yu ñàkk fayda nañ ko tuumal. yu amul benn solo gis nañu xam nañu itam ni mbir mi ba mu tàmbalee ba léegi yeggul fenn mais gis nañ ci ay jalgati yoon yu bari mooy li ngeen génn fan yi maanaam tekki mbaanu kiraayam ak yeneen loolu nag comme ci wàllu yoon la fas yéene nañ ci àddu topp ko ci wàllu yoon. ñuy fàttali gannaaw malaanu kiirlaayam bi assemblée nationale muri ajjuma gi ñu weesu Ousmane Sonko juge d'instruction bi dina ko déglu niki ëllëg di bés bi mu ko convoqué bu juróom ñeenti waxtu jotee ci suba.
ci woyle wàll moom Ousmane Sonko ab sëriñam di sëriñ Abdou Mbacké ibn sëriñ Khady Cheikh yi def na communiqué di ca xamle ne ci kaw jàmm ak luy indi dal ci réew mi gannaaw bu ma waxtaanee ak kilifa yu bari moo xam ñu fare ci wàllu politique bi ñi ci société civile gi waaye it ñi nga xamante ne ji ci këri diine la ñu nekk fii ci réew mi sàkku naa ci Ousmane Sonko bu subaa mu dem wuy ji convoqué gi ko juge bi convoqué suba ci àllarba ji ñetti fan ci weeru mars 2021 mu di lool ni ma ko ñaanee Ousmane Sonko noonee la ma ko nangulee nee na dina ko def fa mu ko wér nag moo di respect ba cër bu rëy bi nga xam ne jox na ma ko li ma doon wasilam doon it ab xaritam waaye it yëg-yëg ak bëgg gi nga xam ne Ousmane Sonko bëgg na ko jàmmi réew mi loolee tax na kon ci sama tur ak ci turu mboolem kilifa diine ci turu société civile gi ak ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu politique maa ngi leen di sant bu baax a baax sant it ki nga xamante ne ji moo di Ousmane Sonko loolee kon mooy li ñu mën a jàng ci ab tënk ci communiqué bi nga xamante ne ji bàyyeekoo na ci Serigne Cheikh Abdou Mbacké ibn Serigne Cheikh Khady leneen ci wàllu xibaar bokk na ci kuréel gi nga xamante ne ji moo di Front pour une révolution anti-impérialiste populaire panafricain France dégage ñoom nee nañu daal duñu nangu ku leen di xoxotal teg loxo gi nga xamante ne ñoo ngi leen koy teg loxo ànduñu ci benn yoon te it duñu ko seetaan bokk na ci seen waa ji di Guy Marius Sagna ma nekk ca kaso ba seen bëgg-bëgg mooy ñu def seen kem kattan ngir mu jóge fa Habib Faye Thierno Laurent Mendy. FRAPP France dégage ne ñoom duñu bàyyi benn yoon ku leen di xoqatal gannaaw ba nga xamante nit ñenn ci seeni membres yi làq nañ leen jant bi bokk na ci Guy Marius Sagna ñoom activistes yi ne dañuy wàcc naqarlu lii ci mbedd mi ci ajuma ji. pour mu dak ñuy woo ñépp ci manifestation yi nga xamante ne nii ñoo ngi koy war a def di ay manifestation pacifique ci kaw loolu déposé nañ ci ay déclaration ak yépp yoo xamante ni ñu ko yoon santaane defe nañu ko noonu fépp ci biir réew mi ñu ciy woo bépp sénégalais boo xamante ni koom-koomu Afrique dellu ci africain yi moo la yitteel. ñu Guy Marius Sagna yi di woo way takk der yi ñoom ci seen boppam it ñu ànd ak dal. suñu police nationale warul bokk benn yoon ci complot bi nga xamante ne nii ñoo ngi koy def jëmale ko ci ay citoyens yoo xamante ni taal réew mi yiteelu leen. FRAPP France dégage nit ñi dañ leen xoqatal boole ci itam di leen teg lu metti gannaaw ba nga xamante ni tëj nañu leen ca kaso gi. saaxee nañu leen avant que ñu leen di dugal ci oto yi ñuy jàpp ne loolu dafa war a dakk suñum réew la. dañu ko tabax ba mu agsi fi mu agsi donc du tey la ñuy nangu benn groupe nit di ko naax saayal suñu démocratie mais également faagaagal liberté individuelle ak collective yi nga xamante ni jusque là moom la ñu construire. Guy Marius Sagna bokk ci ka nga xamante nit mooy ka ca gën di fës ci waa FRAPP France dégage yi jàpp ga nga xamante nit téye nañu ko ñoom ñu jàpp ne lii nii sax doonut lenn lu dul benn nguur goo xamante nit dafay jéem a tënk ñii di activiste yi. G7 kuréel la gu jaboote ay syndicat yu ëmbi jàngalekat ba ca diwaanu Sédhiou nee nañu ci sooxel njàng ma foofe ci la ñu jëm li tax moo di ñaawlu jafe-jafe yi nga xam ne policiers ak gendarme yi ñi ngi leen koy teg ba mu jur sax léeg rek bu ñu waree dem jàngale ji du ñu yegg waxtu loolee la ñuy ñaawlu bëgg mu dakk tax ñu yëkkati seen kàddu Ousmane Sylla muy secrétaire général CELS authentique ci diwaanu Sédhiou bokk ci G7 ñu déglu ko ci micro Bakary Konté caméra Khali Diamé. chaque fois booy génn Sédhiou ngay enseignant di dem jàngale surtout nga nekk ci kii booy génn rek ñu jàpp la ñu leen naan carte grise ñu leen naan kenn xamu bon gars moom xam nañu peut-être collègues yëpp mënuñ nekk à règle mais on pense que entre administration mën nañ comprendre surtout kuy dem jàngale ji xale yi imaginez benn enseignant boo ko téyee boo ko jàppee ci yoon bi demul enseigner benn fan ou bien 4 heures de temps ñaata famille ñoo koy empêcher fële ñaata xale la yore la war a jàngal xam nga loolu aussi métti na. moo tax moom ñuy interpeller les autorités maanaam muy gouverneur muy préfet nañu waxtaan seen biir au moins ñi seet situation boobu ni ñu koy mën a saafara ñuy bàyyi enseignants yi ñu mën a dem jàngale tranquillement ñi ñib si seen kër il est temps que ñuy waxtaan seen biir nañu
waxtaane coronavirus bi ak tolluwaay gi tey jii ñaari fan ci weeru mars atum 2021 ci lay def atum yàlla ci réewum Sénégal bu mu fi duggee ba léegi mu di première vague beeg deuxième vague bi ñuy dund jamono ji jafe-jafe yeeg loraange yi bari na matuwaay yu nekk jël nañ ko ngir taxawu ci waaye ba fi mu nekk terewul moom mi ngi wéy di juri loraangeem ñi ñàkk seen bakkan ci mbas mi mu duggee ci réew mi léegi rek toll na ci juróom-ñetti téeméer yu teg juróom-ñett fukk ak juróom-ñett fàttali geeg taxaw seetlu gi Fat Bintou Konté. ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn lupp communiqué bi ñuy def bis bu set yemook atum lëmm Sénégal di xeex jàngoro yu mbas mi naam sax jël nañu ay matuwaay yu am solo teewul nag juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent district yi ne ci réew mi mbas mi laal na leen bi ci mujj ba ca Goudomp ca Sédhiou. Ensemble de nos districts sanitaires, les 79 districts sanitaires ont été également touchés. lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent district ci biir réew mi mbas mi laal na leen bu ci nekk lum néew am benn cas district bu mujj bi ñu gis sax que ni am na ko nekk ca Goudomp ca Sédhiou lu jëm ci répartition kon lii di feebar bi muy ni mu wasaaroo ci biir réew mi lu toll ci juróomi région lu mu néew am 1000 cas Dakar jiitu ci am lu toll ci 21 824 cas buñ ko xaymaa ci téeméer goo jël muy 62%. Thiès am lu toll ci 4336 cas muy kon 12%. Diourbel am lu toll ci 1666 cas téeméer goo jël daanaka juróom la. téeméer boo jël ci askanub Sénégal fukk yaak juróom-ñeent jànkonteel nañu ak SARS-CoV-2 bi ñuy wax spécialiste yi nag ne jot na ñu jël matuwaay ngir gën a mën a surveiller doomu jàngoro ji. am na ab système de surveillance sentinelle goo xam ne nag ñeel ñaar fukk site communautaire hospitalier yoo xam ne yaatal nañ ko fépp ci biir réew mi maanaam ci fukki région ak ñeenti waaye yaatal ko ngir it lu ñeel grippe saisonnière bi ñu mën a ci dëgg-dëgg amal ab diagnostic goo xam ne ni dina ci am solo. dinañu bokk ci ab surveillance ñeel SARS-CoV-2 bi waaye it gën a dooleel plateforme ga nga xam ni jëm na ci génome ak ay séquenceurs yoo xam ne ni moo xam ca premier ak deuxième ba ca troisième génération loolee dina ko soxal kon ñeerit plateforme bio-informatique bi. ñàkk bi di aar nit ñi ci jamono ji nga xamante ni nii nag sax ay jafe-jafe am na lool ci wàllub oxygène. vaccin bi doon na lu ànd ak dëgër lay wóor lool ak lu ci munti nekk ñàkk bi moom du faat lii di Covid-19 moom day faat bakkan. ci wàllu ñàkk itam Sénégal def na ci jéego ndax lu toll ci 1,000 ak juróom yu teg 200 ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci doomu aadama ñàkk nañu leen ci diirug benn ay bis képp loolee sax ëpp limuk ñi am jàngoroy mbas mi ba yëf yi tàmbale ba tey. 300 ak juróom-benn. tey ñaari fan ci weeru mars 2020 ci lañ déggoon nit ku corona ku njëkk ci réewum Sénégal. koo xamante ne ji wala ñoo xamante ne ji wopp ji dal na leen ba yàlla def ñu wér ca indi nañu ay témoignages ci ni ñu ko dundee ñu teewlu leen ci reportage bi nga xam ne Maymouna Ndiaye ak Diafara Ba defal nañu ko. ci bi muy jugee ci ab tukki boo xam ni liggéey ko taxoon a jóg ca Russie ci la indaale doomu jàngoro bi di coronavirus. biñ ko njëkkee xoolal yaramam nag dañoo foogoon ni dafa grippe. maa ngi sentir ay douleur ñu naan ma lan la man leen noo fatiguement la rek la fatiguement fekk boobu maa ngi sentir douleur yi mi ngi jàpp sama yaram bi yëpp ma am genre fièvre bi ñu ñëwee lundi ma dem hôpital général Idrissa Pouye le docteur s'est consulté ma ne ma peut-être bon grippe saisonnière la jox ma ay garab ma dem mu jox ma ay garab ma dem une semaine affaire bi gën a yokk. fukki fan ak juróom lañ ci teg taskatu xibaar bi ne am na mboolem signe boo xam ni xel dafay dem. ci jàngoro bii di mbas mi. te tellement fatigué que mënu ma wax su may wax sax su ma bëggee wax damay jël sama portable envoyé SMS sama collègue de service yi ñëw seet si ma ñoom tam jaaxle comprendre nga parce que mosuñu woon gis loolu mais aussi doo xalaat loolu ndekete man virus bi jàpp na sama yaram bi jàpp sama baat jàpp sama cage thoracique bi sama poumon yi jàpp sama rein yi ba su may tëdd sax wet laay tëddee. Bakary Cissé moom it bokk na ci ñi njëkk a am coronavirus kaam bi ñu bëri jotoon nañu ci. ndax fépp lañ ko doon waxtaanee mu nekkoon lu diis ci moom. métti woon na trop sama côté xalaat naa ñi nga xamante ni ñooy sama njëganaale ñoom ñi nga xamante ne ñoom laa bokk bërëb liggéeykaay mais tamit sama famille bi parce que ay xale yu tuuti laa amoon donc loolu nag boo jëlee combinaison fee yooyu yëpp moo taxoon ma jooy. Bakary mel ni ku ëpp chance Mbaye Jacques Diop mi nga xam ni. am na coronavirus ñaari yoon. te naan naa garab yi pikiru naa presque ay 1 ou 2 mois
man lundi bi laa reprendre service te loolu depuis octobre la pour se dire. bu fekkee ba léegi kenn ñàkkagu leen ñoom ñaar ñi jot nañoo bindu ci plateforme bi nga xam ni moom la fi ministère bi ñu dénk wérgu yaram daal di teg bu yàggul. man inscrire naa bés bu ñu ma wooyee sama localité Nord Foire ne ma ñëwal nga ñàkku ma dem ñàkku mais du ma njëkkante wala du ma ne woy war naa ñàkku wala déet saa ñu ma wooyee parce que noonu laay def maintenant su ma amee peut-être faveur boo xam ne xëy na am na diw kenn ne ma ñëwal nga ñàkku fii mun naa ñëw ñàkku mais n'empêche que li ma war a def naa ko. inscrire naa bokk naa si ñu njëkk inscrire si plateforme bi te am naa benn xaritu médecin bi ma ne bu gisee benn dose bi nga xamante ne day traîner te war na xam ni mën na ci dimbale kenn man la koy may parce que xam na ni damay continuer di def tournée africaine yi pour informer Sénégalais yi si lépp li nga xamante ni moom la football bi laaj ak sport bi. laata ñu leen di ñàkk bu njëkk bi nag ñii di ay taskatu xibaar nee nañu xeex mi kenn du leen ci njëkk lu ci laaj nag dinañ ko ci def ndax kat dañ koo dund kenn nettaliwu leen. SAMU national di xamle ne ci at mi coronavirus def ak ñun li ñu jot ci alerte bari na lu toll ci 142 680 yoo xamante ne ji yëpp ci coronavirus bi la ñu tukkee loolee tax na kon jiital SAMU moom it yëkkati kàddoom di ñëwaat ci matuwaay yi nga xamante ne ji warees na koo jël ngir taxaw way wopp ji ko corona tëral professeur Mamadou Diarra Bey lay wuyoo ñu déglu ko Fatmintou Konté. 15 foofu la ñuy jotee appel yi mooy appel yi nga xamante ni nit yi am tolof ci Covid bi foofu la ñuy woote si at bi jot nañu 142 680 appel yu ñu jot si biir centre 15 SAMU tamit joué na rôle bu am solo si li ñuy woowee régulation mooy ku ñu woo ñu saytu lan la envoyé équipe xool sa feebar fan la toll xool sa niveau de gravité su jaree ñu envoyé équipe wala ñu envoyé beneen équipe boo xamante ni si hôpital bi la jógee wala feneen ba pare toppatoo fan la malade boobu war a dem. su xoolee tamit SAMU malade yi nga xamante ni moom la ñu wooyee malade yu grave yi ñi nga xamante ni dañuy am problème noyyi ñi nga xamante ni seen dañu nekk si diggante dund ak dee mun naa ko waxee noonu loolu tamit si liggéey boo xam ne dañ ñu ko dénkoon ñooñu tamit ñu ñoo doon dem di jëli si seen kër wala si centre de santé yi nga xamante ni foofu lañ leen admettroon d'abord wala si clinique privée yi wala si yenn hôpitaux yi nga xamante ni ñoom amuñu service de réanimation. utali diwaanu Kees waxtaane ba léegi tolluwaay coronavirus ba foofee lu toll ci 4 ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn cas coronavirus médecin chef régional ba foofee xëy doon def bilan ba tey jile Cheikh Anta Diop ciy leeral. at ci tey ginnaaw bi mbas mi duggee fii ci réew mi ñu gis ne fii ci région bu Thiès cas bi ñu jëkk am fukki fan ak ñeent ci weeru mars 2020 la woon waaye tey jii de Thiès ci xayma ba mbas mi duggee ci réew mi ba léegi daanaka àgg nañ ci 4 ak ñetti téeméer ak fanweer ak benn. te région de Thiès premier cas ceci nga xam ne fii la fukki fan ak ñeent ci weeru mars lañ ko enregistré woon boobu léegi nag feebar baa ngi law te boo jàppee bu baax mu nekk nii encore ñu ngi wax si li ñuy wax deuxième vague te deuxième vague bi moo gën a metti fi mu nekk nii loolu nag wane nañ tey fi ñu toll en tout cas jege nañu presque 4 cas. moom sax gis ne li nga xamante ne moom mooy ñaareelu vague bi de moo gën a laal diwaanu Thiès. effectivement xam nga deuxième vague bi dafa tombé ak période bi nga xam ne comme ni ñu ko waxee woon ñenn ñi demoon nañ def seen xel ni feebar bi jeex na ñu bàyyeeku bu baax a baax def nañ waaye tamit regretté ni am nañ ci au moins 2 téeméer ak fanweer ak benn ñu nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan. te waa kër docteur lëkkaloo ci ak kilifa yi nekk fii ci diwaan bi fexe nañ boole seen doole liggéey ba mbas mi mën nañoo jàpp ni am na lu ci wàññeeku. moo tax suñu communication boo xoolee baax dañ ko orienté waat ci prise en charge à domicile paj mi ñuy def si biir kër yi am na résultat bu baax a baax boo xoolee wax téeméer nekk nga am ci juróom-ñaar fukki nga xam ne wér nañ ci te ministère daf si def effort aussi am yokk ay infirmiers. jamono yi nag kilifa yi nekk fii ci diwaanu Thiès ak comité bi nga xamante ne moom la ñu taxawal ngir ñu xeex wàllu mbas mi ku ci nekk yaa ngi ciy def sa warugar état d'urgence ak couvre-feu bi nga xamante ne moom la ñu amal ci diwaan bi ba léegi ñu ngi koy wëyal. ci jamono jooju diwaanu Ndar it dund nañu bu baax a baax mbas mi ak i loraangeem lu toll ci 1 ak 2 téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti cas coronavirus feeñ nañu fa gis nañu fa it lu toll ci juróom-ñett fukki doomi aadama ak juróom-ñeent yu ñàkk seen bakkan ci mbas mi Ousseynou Diop Habib Seck. benn at ginnaaw ba Covid-19 bi ñëwee ci Sénégal Ndar géej am na ci lu toll 2 téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay cas positif. 1 ak 4 téeméer
ak ñaar fukk juróom-ñetti nit yoo xam ne yi tabb nañ leen waxoon ne dañu amee Covid-19. juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeent ñoo si rotale seen bakkan. ñaar téeméer ak fanweer nit ñoo nekk seen kër ñu leen di suivre. ci région bi gis na ni ñi ciy faatu xaw nag bare lim bi toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent doomu Ndar yi nag nee nañu li ñu gën a war a def mooy respecter mesures barrières yi topp li waa kër docteur wax. Sénégalais yi dañu war a respecter les mesures barrières moo ñu ciy génne liñ ciy yokk mooy sensibilisation communication bi état bi daf ko war a gën a yokk. Mame Gamou Fall mi ngi dëkk ci quartier bii di Diawling kàddoom askan wi dañu demul ci armeel yi ndaxte jamono jëlee lañ fay suul ci doomu aadama bare na te kon loolu war na mën a yee ñëpp. baax léegi moom affaire yi chaque jour néew romb la chaque jour néew romb la en tout cas am naak amul moom personnellement en tant que jeune damay inciter sama moroomu jeune yëpp à ce que ñu gën a mu protéger wu. jamono ji nag ci diwaan Ndar gi tàmbali nañ ñàkk bi ñaari junni ak lu teg ci doomu aadama ñàkk nañ leen personnel médical bi téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom ya daan nañu sàmm ak charte yi. am nañu ñaari junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñetti nit yoo xam ne vacciné nañ leen suñu xaymawee mën nañu wax ne ci fukk yu ñu vacciné juróom-ñeent yi personnel médical lañu. ci Ndar géej nag xeex bi ba ngay wéy at ginnaaw ba feebar bi ñëwee ci diwaanu Sénégal doomu Ndar yi nag ñu ngay ñaan ñu gën a respecté mesures barrières yi ngir ñu mën ci génn. Covid-19 boobee mu di mbas mi ak li mu jur ne loraange wàllu emploi jot na ci wàllam bu baax a baax lu mu gàtt ñu ngi wax lu toll ci ñeent fukki junniy doomi aadama yoo xamante ne ji kon seenum xëy yëf ya laal na ko lu ni mel nag tax na kuréel gi nga xamante ne ji moo di fédération nationale des organisations patronales industrie touristique du Sénégal ñoom xëy woon ab janook taskatu xabaar ngir di sàkku ci ñi nga xamante ne ñoo di njaatige yi ñu xoolu doxin boole ci kit li njiitu réew mi santaane woon ñu seet nuñ ca tegoo ngir xitili borom kër yi ñàkk seen liggéey Fat Bintou Konté Mohamed Dieng. mbas mi bi mu dugg si fii ci Sénégal secteur bi nga xam ne moom la ñuy wax secteur hôtellerie bi yëg na ko bu baax a baax jamono ji ci ay jafe-jafe yu metti la nekk ba tax ni ki nga xam ne moom moo di président fédération nationale des organisations des industries touristiques du Sénégal di ñaax nag li nga xam ne moom moo di nguur gaaw jox leen fonds bi nga xam ne c'est 50 milliards la toll te ngi nga xam ne moo doon njiitu réew mi joxoon leen ko ngir ñu mën a génn ci jafe-jafe yi ñu nekk. këyit ba nga xam ne joxoon nañ ko ñu koy wooyee mémorandum pour ni ko lii la secteur bi bëgg. président Macky Sall def na ci jéego yu wér ba joxe instruction conseil des ministres ñaari yoon mu ni nañu béral li nga xam ni moom la professionnel li bëgg ñu def ko pour yombale leen seen liggéey waaye dañu gis ni boobu ba léegi la ñu ci waxoon ak dogal yi ci président jëloon ba tey am na li nga xam ne gisaguñ ko ci bu dee première phase bi 15 milliards yu ñu mettre à notre disposition pour maanaam ñu financer solde yeeg salaire yeeg suñu charge d'exploitation yi mooy ndox meeg courant beeg yooyu loolu jot nañ ko moo di 15 milliards yu ñu jëkk débloqué jot nañ ko ba mu des ci sax à peu près 5 milliards donc 10 milliards jox nañ ko ci crédit hôtelier mais loolu leb la dañu ko lebal mais ñu ngi koy rafetlu bu baax parce que leb boobu ñu lebal tax na ñu mën a fay ci diiru ñetti weer suñu employés yi ak yooyu. secteur hôtelier bi nekk jamono ji ci jafe-jafe yi métti la nekk ndax boo xoolee ay licenciement yu bari fi mu toll nii ñoo ngi koy nemmeeku ci seeni biir. ëpp na sax fi mu toll nii lu mat 40 000 emplois yoo xam ne fii ci Sénégal ñàkk nañ ko fii. ñun gis nañu lañ doon ku doon am fukk léegi benn nga am na sax ñi nga xam ne amatuñ dara donc nga xam ni que léegi liggéey bi doxatul mbas mi toll nañu ci ñun fi nga xam ni dafa jéggi dayoo li nga xam ne yaakaar woon daañu yegg ba fii te dina yàggee nii ba tax dañu mujj wàññi ci suñu ay nit ñi doon liggéey ci ñun te wàññi boobu ñàkk pexe la parce que nit ki doo ngeen liggéey. ba yeewu suba teel ngeen nar a ku nekk nar a dem yoonam loolu du lu gënal ñun ñi nga xam ne ñun ñoo amee koom-koom bi. di nag lu metti ci industrie hôtelière bi de te nag jugaat dana nekk lu jafe ci moom ña ngi koy àpp 2022 jàpp 2023. parce que 2020 2021 saison bi jeex na ci ngeen mas mi jeexagul te lu koy mën a atténuer lu koy mën a wàññi moo di vaccination bi ñu def ko te vaccination boobu kenn mënu ko def à grande échelle fii léegi fin d'année daal le premier résultat yi lay mën a am donc ñun pour ñun ñu ngi jàpp relance bi 2023 lay am kooku nag ngeen ko jàpp bu baax a baax fii léegi 2023 benn relance mënu fi am. secteur hôtelier bi fii ci Sénégal nag dafa nekk jamono ji ci jafe-jafe yu metti ñu wax ko mun a redynamiser ndax bu ñu xoolee dafa di secteur boo xam ne dafay générer lu ëpp 20 000 emplois ak tamit mi ngi contribuer 7% ci PIB bi.
diwaanu Mbaling nekk ca Malicounda juróomi mool ñoo fa réer boobaak léegi daanaka def na weer ak lu teg seeni mbokk nekk ci jaaxle gu mat sëkk jamono ji di sàkku ci kilifa yi ñu jóg jëli matuwaay ngir wërle leen seen juróomi doom yooyee am na sax ñu njoxtu ne dañoo jëloon gaal gi bëggoon a mbëkk wutali bitim réew lu mu ci mën di doon leeragul li leer daal moo di toog dañu diir gisuñu seen doom yooyu ni ma ko waxee ñi ngi toll ci juróomi mool li ñu bëgg mooy ñu dimbali leen ñu seet nu ñu feeñee. loolee mbokk yi mooy jeexal xibaaru timis yi ci télévision Futur Média amoon mbégte mu yaatu àndoon ci ak yéen 20h xibaar yi na dellusiwaat ci nasaraan ak Cheikh Tidiane Diaw mbokk yi yàlla ñu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jàmm.